ñu jaar ci ko ñoom foofu. 1 2 3 asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi safoo Farokh TV fépp foo leen nekk ci àdduna Abdou Salam Cissé la Sonkorong jamono yi ñu ngi nii ci poste Kër Ayib li ñu fi indi mooy départu Ibrahima Niang mu nekk ouverture bi nga xam ne ci lay ubbi campagne am jamono yi nag poste Kër Ayib ñëpp jóg nañ ndaxte ñëpp génn nañ seen kër yi jiitu fi nga xam ne mooy Médina Sabax ndax foofu la koy amalee convoi baa ngi nii Jakarta yaa ngi nii klaxonné leen ma dégg klaxonné leen ma dégg lii ci ambiance la boo xam ne war na fi am tey xam naa ci kanam tuuti ñu ngi noonu président Ibrahima Niang mu ngi nii nga xam ne ñi ngi koy séntu fi nga xam ne mooy Médina Sabax mu doon meeting ouverture boo xam ne nii ñëpp a ko doon bàyyi xel ñëppay bàyyi xel candidat ki nga xam ne mooy Ibrahima Niang tey ñu nekk fii ànd ci ak Farokh TV sama caméraman ni muy jëlee population baa ngi nii ñëpp a ngi génn di xool ki nga xam ne mooy Ibrahima Niang ñiy def direct fi nga xam ne mooy Médina Sabax mbokkam yëpp génn xaritam yi àndandoo yi dëkkandoo yi ñëpp di ko jàppale di ko supporter di wax ne sunu doom mu ngi nii en tout cas Mba Touré ñi naan ko Médina Sabax li ñu fi indi tey mooy Ibrahima Niang sunu leader population bi dëkk bi yëpp ànd génn bàyyi xel jàppale ko ndax ndaw la bëgg na li muy def xam na fi mu jëm xam na it fu mu bëgg a jëmale askanam mooy liggéeyal leen fii mooy place publique boo Médina Sabax jamono yi fees na dell jamono yi ñu ngi nii fees na dell militants yi kontaan ñëpp ànd daje fii nga xam ne Ibrahima Niang di dugg si mu nekk dugg si boo xam ne nii Médina Sabax ñi ngi koy xaar jëlal ma public bi xale yi jigéen yi njagamaar yi ñëpp nekk ay majorette yoo xam ne nii pare nañ ngir gunge Ibrahima Niang ngir yóbbu ko ci élection yi nga xam ne ñu ngi ci jëm ndax du yëf yoo xam ne yomb na xaccoo la ñu bëri jël ndaw ñi jiital ko ndax Médina Sabax dañ ne changement mag doy na li ñu bëgg mooy jël xale teg ko fi mu ngi nii Niang booy jël na ngeen def lan moo la yëkkati tey. xanaa Ibou Ngoné rek moo ñu yëkkati rek. ndax pare nga pour voter ko. bu baax a baax. loolu doonatul lu ñuy laajte. déedéet. yaa ngi jóge ba fan nga dëkk. poste Kër Ayib. poste Kër Ayib kon mu ngi noonu Ibrahima ñu ngi laaj ñu ngi ak sunu benn naataango boo xam ne mu ngi ci biir fii nga xam ne mu deñ na daanaka wax amatul li fi am rek mooy ñëw ñi tudd ambiance fii nga xam ne mooy biir Médina Sabax xaar bi jafe na li ko d'accord li ko waral mooy ñëwal dugg si baa ngi noonu dugg si bi jafe na li ko waral mooy nit ñi bari nañ
rafet na ba pare gars yi na moom seen bés rafet na ba pare léegi affaire bi yéen la merci jaa ngeen jëf gars yi ñu dellu ginnaaw tuuti ñu yoon bi ñu fàttali ni Ngoyane TV est là il y a Sangat TV jëlee li fi nekkoon indiwaat leneen lu bees ndax bu ñu nee commune bi ñoo ko bokk waaye arrondissement bi ku nekk sa commune la waaye arrondissement bi ñoo ko bokk buñ mën a foo dëkk dama naan arrondissement Médina Sabakh kon ñoo bokk file. waaw man dañuy toog yow fi nag war ngeen a mën a toog ci ginnaaw waaye ñi ci kanam ba leen ñu jege si. fexe xolle tàccu yëf yi neex. waaw d'accord merci Cissé. waaw merci beaucoup. léegi ñu mën a jublu ci programme bi. effectivement. mais waaw gars yi yéen ñi nga xam ne yéen a organisé ñi amul fu ñu toog ñu ngi jéggalu te di leen di ñaan buñ mën a yegg suuf ñu yegg suuf buñ mën a tax ñu taxaw. s'il vous plaît nañu arrière wala ñu toog. waaw maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite délégation yi nañu wax ak seeni nit ñu dellu ginnaaw ñu bàyyi caméra yi fixé seeni caméra ñoom kese ñu des fii ñu yëngal tuuti der gi parce que Ngoyane lañ nekk nag. Biram xëy ji bi nga mën a dëkk mbalaam dama ne képp ko ànd ak Ibou Niang dama bëgg nag nga ñëw fekk ma fii ndax Ibrahima damay wax ci moom rek ñaari baat. Fatim Sene la joga min fad ngay ñakul baba ñakul baga gono ndoga mam kel ay mi ci jere wala mi ci sanjal ko ci say roxal ak mbande say roxal yow wali ñay sa bay Ibrahima la bay ñay sa bay ndax bàjjen moo di bay ay joga fal may sa yaay biram xaji bige mu ne ta ko malam salo li ñema njaay lay ta Fatim Sene la joga min fad ngay ñakul baba ñakul fa gono ndonga ma kulel balen bi ci jee wali mi ci sanjal bunti say roxal la ma di say roxal fiye de ngay na ngay yoy sara bay ñan fiye de ngay na ngay yoy sara bay ñan yoy ma sekk mooy sa yaay xam nga ku la way wëndeelu bilam xëju fite ma da ko malam salo li ñema njaay la di Fatim Sene la jonga min fad ngay ñàkkul baba ñàkkul fa gogono ndoga mam kul bale bi ci jeela laaw wali ñang mooy sa baay mbaa dooñu sande xeer mbaa dooñu barawoy Ibou Ngoné yegsi naay sa yaaya liggéey lii waay jeeg ci liggéey leen Ibou yaayam liggéey naay ku ma tàcc sa loxo du metti ku ma sa xool le doo jaal lii yàlla la bu kenn rek kenn yàlla ko dogal waay Ibou yow Ibou ba mu neex ma kenn du ma tere waay Ibou yow Ibou ba mu neex ma kenn du ma tere Mamour na yegsi naay waa Njogu yaasi nooy Mamu Maram Jaane kaay yow Ibou Ngoné dëgg ràññe naa looy waaw yooy lay la laaw Wali Ñang mooy sa baay yow Ibou ne bul tiit Ibou Ngoné bul ragal Jooja Faal mooy sa yaay a liggéey lii waa jeeg ci liggéey leen Ibou yaayam liggéey naay ku fi daanu sa ndey la ba ma ka ne tekk sa ndigg na garaj Ibou xamul ku dul ba ajara ma tëgey la tuure kaay yaa bëgg Serigne Fallo Balla yegsi na yaa jeex ci Serigne Fallo Balla yegsi na Babi Touré kaay
altine fukki fan ci weeru janvier atum 2022 ñu ngi file ci Médina Sabax ci place publique bi nga xam ne moo nekk ci diggu xolub Médina Sabax li ñu fi indi tey mooy ànd ak Ibrahima Niang avec liggéeykat yi waaye li ñu fi gis mooy askan woo xam ne ñëpp génn nañ ñu ànd ak Farokh TV ñëw fi di fi def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bëgg nañu def présentation bi yaatal yu bëree bëri waaye dañoo nekk ci présentation bi ak micro central bi xam naa amaat sunu caméraman incha allah ñu ngi ñëwaat ci kanam jërëjëf. dañuy jox ku ñuy wax. ngeen xam ne ci seen kër ngeen ñëw. ngeen xam ne kontaan nañ lool tey ci meeting bi nga xam ne tey def nañ ko fii ci Médina Sabax bu fi yemoon sax neex bu fi yemoon sax neex kàddu gi sax li ci gën a bari suma xarit Omar Gueye moo koy gën a wax waaye man damay wax rek parce que ay mbooloo bu ñu tasee rafet nañu leeral foofu ay waxee parce que tey bu ñu seetloo candidat bi nga xam ne moom la ñu am mu dëkk Poste Caraïbes muy Ibrahima Niang tey ñu jiital ko moom dafa jiital tête de liste majoritaire man ba jiital proportionnel loolu lu am solo la te tey loolu tey su amee ba ko ànd ak Ibrahima Niang démb moo rafetoon bu démb ñaawoon du ñu ànd parce que dama koy faral di wax man ganaar yi kenn nanu ma ci politique parce que 2014 dama xàccoo mairie bu Médina Sabax am na ñu ma doon woo ma ne leen bàyyi leen rek ma demal sama bopp ma xam ne inal quwwata lillahi doole yàlla moo ko moom nguur yàlla moo ko moom ñu fal ñu conseiller municipal ben ñu falee ñu doon jéem di liggéey boobu xamante ne Ibrahima Niang ñu bari nag amuñu woon loolu parce que tey lépp ci téléphone la ñu yàgg di jokkoo ci lu bari bismillahi rahmaani rahim mbokk yi fi teew nañu xam ne jëlaguma parole coalition liggéeykat yi ñoo ma tànn ngir ma présenter seen programme bokku jëf comme nag maa ngi soog a jël parole bi ñu def li nga xam ne moom la protocole laaj rek nuyu waa Médina Sabax jël nuyu boobu teg ko ci borom dëkk nuyu kilifa yëpp jël seeni nuyoo teg ko ci imam waaye nag ki nga xam ne mooy autorité administrative bi fi nekk muy le sous-préfet di fi def liggéey bu am solo moom tamit ñu nuyu ko tey tamit ki nga ba fi ñu toll nii moom lañ takkal xàpp gi muy met moom tamit ñu ngi koy nuyu muy monsieur le maire. bu loolu weesoo dinañ leen jàngal suñu programme bi
ci nasaraan ndax loolu dafa am solo ndax programme bi dañ koy présenter waa Sabax waaye dañ koy présenter bitim réew moo tax ñuy def ci nasaraan bu ñu paree jéem ko tekki ci wolof ci lu gaaw kon bismillah. Mes chers parents du Sabax, chers militants et sympathisants, la population de la commune de Médina Sabakh, après avoir fait notre déclaration de candidature à Passirib, votre fils s'adresse encore à vous dans un moment crucial où vous êtes appelés à choisir parmi vos fils celui qui doit présider aux destinées de notre chère commune. À cette étape décisive de notre histoire, je suis très honoré de me présenter devant vous en tant que candidat aux élections municipales. Le seul credo du sens de mon engagement, sans faille ainsi que ceux de mes alliés, est de tout mettre en œuvre pour construire l'avenir de notre commune. Notre ambition est d'améliorer la qualité de vie des Sabakhois. Pour cela, la volonté de me présenter aux élections en tant que candidat indépendant est un choix politique, culturel, sacerdotal que j'assume pleinement. Notre commune est aujourd'hui laissée à elle-même, comme en témoigne la situation actuelle, qui est de plus en plus inquiétante dans tous les domaines de la vie économique et sociale. La commune de Médina Sabakh est exposée aux problèmes de santé, d'éducation, d'insalubrité, d'enclavement et ce lié à la pauvreté. Notre chère commune est comme marginalisée dans toutes les politiques des différents régimes qui se sont succédés. Le peu de ressources dont dispose notre commune sont orientées vers d'autres domaines jugés non prioritaires. La commune est touchée de plein fouet par la pauvreté avec son corollaire conséquence telles que l'exode rural, l'immigration clandestine, le chômage, la déperdition de la jeunesse, la chute progressive des valeurs caractéristiques du Saloum Saloum. La liste est loin d'être exhaustive. Sur le plan infrastructurel, la commune manque de tout. Pas assez de structures sanitaires, pas assez d'espaces jeunes, pas assez de stades fonctionnels, pas de centres de formation professionnelle pour l'insertion des jeunes, pas de cadre de vie adéquat, pas de pistes et routes praticables. Au-delà des revendications, les populations ont toujours manifesté une grande disponibilité à participer aux devoirs civiques et citoyens, aux actions de développement et surtout à prendre des responsabilités dans la conduite des affaires, ce qui détermine leur avenir, celui de notre localité. C'est dans cet environnement, marqué par une vision stratégique à long terme, que la coalition Ligue Kadi, composée de jeunes leaders et une dynamique et intègre, et à capitaliser d'expérience dans divers domaines de développement local, décide de participer activement dans la gestion des affaires de la commune, afin de soulager les souffrances des populations. Redorer le blason, booster l'économie, provoquer le développement durable, promouvoir le culte du travail, instaurer la justice sociale, restaurer l'espoir de la dignité, cultiver la transparence de la bonne gouvernance, assister les plus vulnérables. Nous nous engageons. C'est le sens de notre engagement. Nos tournées depuis 2014 nous ont permis de faire le tour des 58 villages de la commune et de recueillir les besoins exprimés par la population elle-même, d'apprécier les solutions qui vont être mises en œuvre sur le plan local et de s'accorder dans des domaines d'action prioritaires, des stratégies d'intervention. Nous invitons ainsi toutes les couches sociales de la population, chefs du village, chefs coutumiers, enseignants, étudiants, commerçants, artisans, mécaniciens, chauffeurs, couturiers, menuisiers, cordonniers, borom saret, borom jakarta, maire marché, borom ndox, yëpp borom salon, nous vous invitons à se joindre à
nous pour relever notre défi d'une commune rayonnante. Donc loolu moo nekkoon propos liminaire suñu programme buñ koy tënk ci wolof dañ ne suñu commune bii ni tey ginnaaw bi ñu defee suñu déclaration de candidature fële ca Passy Ripp ñëw nañ fii ci Médina Sabakh pour présenter leen suñu programme mu nekk programme bokk jëf buñ ne bokk jëf nag képp ku fi nekk rek engagé na la ndax commune bi du maire kese moo ko mën a liggéey du conseil municipal kese doomu Sabakh yëpp moo tax ñu ne bokk jëf newuñ bokk wax ndax wax defarul commune bokk jëf lañu wax jëf moo tax tey jii nawet ginnaaw bi ñu tourné ci dëkk yëpp xam ne Sabakh manqué na lépp régime yi fi jaar yëpp wax dëgg fa yàlla gis nañ ni ñu defal yeneen dëkk yi Sabakh daf ko manqué waaye beneen bi tamit liggéey bi nga xam ne doomi Sabakh waroon nañ ko liggéeyal Sabakh am na la ca des bu ñu defee tournée nag dem ci 58 villages yëpp def suñu tournée nemmeeku déglu boole wuñ ko wax boole wuñ ko lenn nemmeeku déglu lañu def ba xam jàmbati ñëpp ñëw tëgg ko ak équipe municipale bi nga xam ne moom la ñu àndal moom lañ nar a présenté tey jii dañ ne Sabakh manqué na santé manqué na yoon manqué na éducation manqué na financement manqué na lépp moo tax ñuy oo doomu Sabakh yëpp ñu ñëw joindre wu si ñun si sunu programme bii di Dëggal Yaakaar loolu nag ñu ngi ciy oo kilifa diine yi di ci oo kilifa aada yi di ci oo borom dëkk yi di ci oo borom saret yi di ci oo borom jakarta yi di ci oo menuisier métallique yi di ci oo mécanicien yi di ci oo chauffeur yi di ci oo borom table yi di ci oo ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ñëw ci lii nga xam ne moo ñu engagé muy liggéeyal suñu gox. Cela étant dit, nous allons passer à la présentation de notre programme. Mu nekk le programme Bokk Jëf. Il est composé de 5 leviers, de 15 domaines stratégiques et de 75 réalisations. Mu nekk le programme 5 15 75. 5 15 75. 5 fois 15 égale 75. dañuy ñëw présenter leen suñu programme bi di Bokk Jëf bi nga xam ne dafa am 15 domaines stratégiques 5 domaines prioritaires 15 réalisations stratégiques ak 75 actions pertinentes loolu nag dañ ko jël inventé nañ ko dañ ko jël teg ko ci code li nga xam ne moom lañ dénk maire ndax maire dañ ne dénk nañ ko 9 domaines de compétence ak yeneen yi nga xam ne sax nee nañ yokk nañ ko waaye gisaguñ validation bi 9 domaines yooyu nag la ñu jël tënk ko ci 5 axes buñ boolee yenn domaines yi nga xam ne mën nañ burux la wante yooyu lañ boolee def ko 5 axes ci 5 yooyu la ñuy liggéey. Levier prioritaire numéro 1 mooy planification. Notre objectif est d'avoir une vision claire de la chose publique dans ces 5 années à venir. Le domaine numéro 1, planification. Établir un plan d'investissement communal, établir un plan local de développement. Dañ ne domaine bi ñu njëkk a def mooy planification maanaam li nga xam ne moom ngay nar a def ci bi ngay liggéey danga koy xayma projeté ko su fekkente ne ñoo ngay liggéey te li ngay liggéey préparé woo ko tegoo ko ci lu nga xam ne wax dëgg fa yàlla da nga ko organiser ci liggéey bu am solo tëñax yi rek a fiy nekk doo fi def dara lu baax moo tax ñun liggéey bu njëkk bu ñuy njëkk a liggéey ñun conseil municipal bi après le 23 mooy dañuy toog planifier lépp lu ñu war a def beneen bi dinañu élaborer un plan local de développement plan local de développement boobu moo ñuy wan ci 5 ans yi lépp lu ñu war a liggéey li nga xam ne mu ngi ci beneen domaine bi moom la ñuy wax contribuable. Sur ce domaine, nous comptons moderniser la collecte des taxes municipales avec le bulletin taxe municipale pour la traçabilité et l'adhésion de la population. Moderniser le marché hebdomadaire de Ndiba Ndiayen
créer un autre marché et certains marchés des autres villages afin de booster les recettes et offrir à la population un cadre satisfaisant d'échanges commerciaux. 5. Nous comptons organiser le concours des artisans, les ateliers et officines de travail. beneen bi nga xam ne mooy domaine bi mooy tey jii li ëpp solo ci li ñuy def ñi nga xam ne ñooy suñu patron ëllëg ñoom la ñu jiite ci lépp muy contribuable boo déggee contribuable nag mooy borom saret buy dagg juude mooy borom jakarta buy taxe mooy maire marché buy fay mooy kuy joxe impôt ñooñu ñooy suñu patron mooy contribuable ñooñu noonu nag tey li ñuy def dañ bëgg mu xam mooy lan maanaam li nga xam ne mooy taxe municipale dañ ko bëgg a valoriser ak lu ñuy wax bulletin taxe municipale au lieu que ñu ñëw nga dagg rek mën nañ def lu nga xam ne dafay am traité nga am sa passeport boo ñëwee ñu defal la tampon comme ça say sa tëggi sa daat bu ñëwee dinañ ne man de sama maam bokkoon na si ñëw jël gox bii di ci doon contribuer tey jii nii suñ toogee tey ñu ne Jakarta sart ñëpp am na lu ñu soxla ci réew mi am na lu ñu soxla ci état ku nekk génne sa teg lu nekk beneen bi moom ñu wax mooy marché hebdomadaire bu Ndiba Ndiayène ñëpp xam nañ ne marché bu am solo la ci gox bi marché boobu tey dinañ ko gën a moderniser waat tey ni ñu koy moderniser mooy fexe ba commodité yi am ci yeneen marché yëpp am fa beneen bi tamit ñu fexe ba marché boobu noonu tey nekk un marché agro industriel maanaam lépp lu nga xam ne dafay nekk bay wala lépp lu nga xam ne dafa nekk ci sax kii bi ñu am lu nga xam ne ci genn wàll marché bi def ko ba nga xam ne du nekkati waa sabax waa rip rek fi ñëw waaye comme nit ñi ni ñuy waxee damay dem teew dem feneen dañuy bëgg nit ñi di ko ñëwee ci marché Ndiba Ndiayène bi marché bi gën a am doole bu ngeen gisee loolu ñëwuñu di jàmbat kese lu fi ndax su fekkee da nga damay jàmbat ne lii moo ma amul rek yow taxawoo liggéey waaye li nga xam ne boo ko amee wax dëgg fi yàlla man si dépense boo ko yaxanalee dina wàññi say dépense marché yooyu tey ku fa dem xam ne nit ñi soxla nañu moderniser ko boo demee fu mel ni dara la ko day bii da ngay gis ne nit ñi wax dëgg fi yàlla nan la ñuy def ku bëgg a tuur ndox sax da ngay dem ci kër yi di fa ñaan di fa tuuree ndox alors que ñooñu suba ba ngoon dañuy fay taxe war nañ leen liggéeyal war nañu fexe ba condition yi ñu nekkee suñu bureau yi ñoom tamit bu ñu demee seen bureau yi ñu nekk ko fa parce que foofu mooy seen i bureau beneen bi aussi nee nañ ci yeneen dëkk yi dinañu xool ak conseil municipal nan la ñuy fexe ba am fa marché yu nga xam ne nit ñi dinañ fa ñëw économie gën a yokku ndax tey jii nii nit ñi soxla nañu jaay ak jënd tournée beneen bi suñu artisan yi dañu pare pour organiser maanaam xarañ nañ torop nu ko yeneen dëkk yi ngir valoriser seeni artisan ngir caméra yëpp ñëw fii Médina Sabakh ñuy xool suñu artisan yi liggéey dafa tax ñun tey suñu artisan yi dañ leen di inciter à plus de créativité maanaam organiser concours bu nga xam ne artisan yi ñoo koy def ku nekk non seulement wane ni nga xarañ ñu fexe amal la raay yu mag waaye mu defal ñu publicité sur le consommé local. bu ñu jàllee ci domaine numéro 2 bi mu nekk l'état civil numéro 3 merci Omar mu nekk état civil mooy kayitu juddu pour kayitu juddu fii ku fi nekk rek dina xam ne pour kayitu juddu moom lu jafe la ba may jànge fii ci école yi Médina Sabakh dem bay war a def prytanée militaire préparé lépp sama kayit yooyu lépp mat bañ demee ba dara desul lu may déposé ñu ne mënoo def concours bi ndax bañ la waree déclaré wuñ la donc loolu ma yàqal lu bëri la tey jii nii mbirum kayitu juddu dañ ne dañuy yombal bindu ci kayitu juddu yi waaye dañuy yombal tamit joxe lépp lu nga xam ne mooy document waaye tey kayitu juddu ñi ci mairie bi di ko joxe ay temps nit ñi dinañ dem wax dëgg fa yàlla sikk leen waaye bu ñu leen mettroon ci yenn conditions yi peut-être que duñ gisee ñoom sax ba muy yéex kayitu juddu yooyu tey dañ ko war a dématérialiser kayit di bindu kenn nit di bindu dafa loolu dafa xeeb adduna bi te nekkul lu jafe ordinateur kese la am na doomi Sabakh yi nga xam ne tey boo leen ñëwoon ne leen monter leen ñu logiciel ñu dématérialiser xam ne boo ñëwee da nga naan tak
benn numéro rek ñu ne Alaaji Khadim Touré kër Baka Bassine moo nekk nii tiiral kay di ci dem Jakarta ak yóbbu ko kon dinañ ko def kon dañ ne dañ dématérialiser loolu. 7e action stratégique bi mooy on va procéder à la dématérialisation dama ci anticiper mais beneen bi ma profité nuyu borom dëkk yëpp dañ ne tey jii nii nekk nañ ñu bëgg torop waaye boo ñëwee jël carnet wala livre borom dëkk ne ko dëkk bi tey jii nii ku fi bëgg kay di juddu yaa koy bind waaye joxoo ko lenn xam ne mën na suivre loolu joxoo ko lu nga xam ne dina mën a def loolu day poser problème moo tax dañuy dugal ay politique yi nga xam ne dañuy associer borom dëkk yi ak chef de village ak imam yi dañ leen di jël boole leen ci wutum kayit di juddu borom dëkk yi ak imam yi parce que lu xew ñu nga ca waaye duñu yem kese ci wutum kayit di juddu dañuy fexe ba nuñ koy defee Dakar di ko defee feneen ñu defee ko fii ci Sabax maanaam ku juddu ñu fexe ba borom dëkk ak imam def fexe xale ba am kayit di juddu waaye ñu fexe tamit ba ku nga xam ne wax dëgg fa la yàlla yaa ngi fi war a takk aawo wala ngay takk ñaareel wala ngay takk ñetteel man nekkul sama xel na leer bu boobaa ñu fexe utal la certificat de mariage dafa am solo ba ma jàngee France ba benn bis ma toog di am benn liggéey bu am solo ñu ne ma andi certificat de mariage ak livret de famille mu nekkoon jafe-jafe trop lu ñu dund la moo tax ñu utal ko nit ñi ñu protéger leen ndax suñu doom yi mën nañ nekk lu nekk te dafa nekk këyit yi nga xam ne dañ koy soxla kon loolu tamit dinañu ko wut xam naa ne bu ñeen ñi foog ne bu ñu waxee certificat de mariage rek duñ mën a am seet ndax certificat de mariage mën nga ci am ba ñeent soxna man ba ma demee bay signé ndeysaan moom moo ma signé ñeent dam génnee sax wax naa ko bëgguma woon waaye moom moo ko signé donc domaine numéro 4 muy wàllum sécurité dañoo bëgg a def ay comité de sécurité et de surveillance ci dëkk yëpp comité bu nga xam ne dañuy nekk ci coordination chef de village lu ñuy def dañ ciy jël chef de village xam nga lu tax ginnaaw président gouverneur préfet sous-préfet chef de village moo fi nekkal état borom dëkk yooyu doole ju ñu war a am wax dëgg fa yàlla li nga xam ne mooy seen rôle li nga xam ne nit ñi dinañ fexe ba tey ñu xam ne tey boo waxee ne borom dëkk bu waxee ñu xam ne autorité moo wax bu ñu toogee ba borom dëkk mën a def rapport te rapport am jëriñ dara dinañu ko jéem moo tax suñ politique yëpp gis ngeen ne dañ ciy associé chef de village beneen bi muy domaine numéro 10 suñ programme bi dee leen ko lire di ko déglu ngeen xool luñ mën ak luñ mënut ndax bu ñëwoon fii ne tey ñun dañuy yokk personnel gendarmerie waxee nañ suñ bànneex bakkan dañ ne dañuy def plaidoyer maanaam dem yóbbu ca kaw dem ut ay pexe wax ak kilifa yi ne leen bëgg nañ ngeen yokku gendarmerie ci dëkk yi bëgg nañ aussi ngeen yokku effectif police ci dëkk yi ñuy def relation comme Dakar moo tax dafa am solo buñ ne Ibrahima dafay andi gendarmerie suma programme bi dina nekk à disposition dinañ fexe bind ko dans toutes les langues nit ñi xam lu nga xam ne mën naa nekk ak lu mënta nekk mënuma andi gendarmerie lu ma mën a def mooy def plaidoyer pour ñu jéem a yokk effectif gendarmerie te boobaa dañ koy def ak sous-préfet ak autorité yi fi nekk yëpp. beneen domaine bi muy domaine numéro 5 muy transport ma profité gërëm chauffeur yi ñu andi ci seen compréhension wax dëgg fa yàlla sunu mbooloo mi tey def ngeen ci jàppale ma leen di ñaan jàppale boobu yàlla fay leen ko. xam naa ne ñibbi bi mooy gën a métti di ngeen sonn waaye ñu ngi leen di ñaanaat ngeen fexe ba ku ci nekk rek ñibbi ci këram ak jàmm kenn bañ fay sonn ngeen lu ñu leen fay matul dara kon damay wax loolu ci domaine transport profiter remercier suñu ci papa Babi ak Balla ñu nga xam ne ñoo ñu taxaw ci loolu ñoo fekk lañu fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci wàllum transport. mooy dañuy normaliser le transport des motos Jakarta ñu toog rek ñu leen ndogal
daanu na ci moto Jakarta yi lii di ngeen ko defati wala fii di ngeen fi jaarati xam nga lan moo ko waral dafa fekk ne l'autorité locale bi fi nekk ñëwul toog ak Jakarta yi ne seen liggéey lu ko mën a yombal lan moo leen di teg ci sécurité lan mooy tax ngeen am koom-koom te du yàq dara ci dëkk bi bu ñu ko waxee ak ñoom ñu jël ko bind ko yóbbu ko conseil municipal ñu jël ko délibéré ko délibération bu ci nekk préfet moo koy jël validé ko su ko préfet validé wax dëgg fi yàlla daf koy jox police ak gendarmerie ak képp ku fi nekk rek ñu leen di jàppale ci loolu donc loolu dina wàññi lu bëree bëri te dina leen gën a aar beneen bi li nga xam ne mooy transport hippomobile maanaam saret yi dinañ fexe aussi def ci ay jéego ñu fexe ba nga xam ne sol dossard daf leen di yomb parce que loolu dafa nekk seen sécurité dafa nekk sécurité askan wi dinañ fexe aussi ba ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal saret ñu am seeni carte professionnelle muy carte coché waaye tamit ñu fexe ba ñu am immatriculation ndax su fekkente ne oto yi ñu fi nekk ñu ko immatriculé charrette yi nekk moyen transport yi nga xam ne bu fi nekkutoon tey gox bi sooxe ñooñu nañu leen dooleel tey boo demee tey ci dëkk tubaab yi wax dëgg fa yàlla yéeg fa ci charrette privilège la kuy dem équitation wax dëgg fa yàlla da nga naan kii suñu kii ñi loolu nag dañu koo am ñun dinañ ko valoriser jàppale leen te ñi ñu wax nii ñëpp lu tax ñu dugal leen ci fii ñoom ñoo yor koom bi ñooy doxal gox bi beneen bi lii di gare routière bu Kër Ayib dañoo bëgg a améliorer aménagement bi ndax gare routière boobu ñëpp xam nañ ne saaxum gox bi la gare boobu noonu tey war nañu ko moderniser war nañ fexe ba gare boobu noonu tey ku fi dugg tey wax dëgg fa yàlla voyager ci conditions yu am solo client bu départ Ziguinchor def naan damay préférer def étape Kër Ayib ndax lu ma sonn dinaa fa mën a sangu dinaa mën a noppaleku te dinaa fa am condition yu nga xam ne dina permettre ma continuer sama voyage tranquillement waaye chauffeur yi tamit bu ñu ñëwee gaare bu ñu amee fu ñu noppalekoo bu ñu amee fu ñu dalloo nekk en sécurité bu ñu amee fu nga xam ne dinañ fa mën a lekkee am jàmm dafay tax sécurité chauffeur yooyu gën a dal gën a noppaleku ñun ñu am sécurité gare routière Kër Ayib bi nga xam ne mooy saxu gox bi boo fay daw mënoo fay daw ndax ay pax yu bëree bëri loolu moom wax dëgg fa yàlla bu ñu yàlla joxee mairie bi ñu wax lu Yaya Jammeh waxoon abona beneen bi dañ ne dañuy fexe def aire de repos pour gros porteurs yi camion yu mag yi ñëw ci dëkk bi te wax dëgg fa yàlla joxeeguñu dara waaye nag nit ki soo bëggee mu joxal la fexeel defar ko aire de repos borom camion yi dañu soxla repos waaye nag concentré leen ci biir dëkk bi ba nga xam ne dëkk bi xàmmeetuloo ko nu mu mel camion yooyu nañu fexe ñu am aire de repos comme yàlla def na nag am na beneen route transgambienne ça veut dire que dinañu jël anticiper ci ça da ngay daw France ba si kanam dañ naan la boo dawee 2 heures de temps demal aire de repos tey jii nii su fekkente ne tey la commune de Médina Sabakh fexe nañ ñu nekk première commune bu am aire de repos borom camion yi bu ñu ñëwee tey dañuy xam ne aire de repos bii moo ñu gën a talibale ndax bu ñu demee dinañ garer seen camion tranquillement ñu fexe ba lépp lu ñuy daggee këyit ñu daggee ko fa. tey am na ñu nga xam ne ñu ngi fay yëngatu wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di gërëm ci seen ndimbal ndax li ñuy kosti lu muy tuuti rek koosi taseel rek dina am lu mu jël jox la nga def sa poche ne la ci campagne bi. donc ñooñu noonu nañu xam ne bu ñu créé aire de repos boobu noonu dafay nekkaat beneen source d'économie ndax dañ fiy gën a taxaw te su boobaa tamit mairie bi dina ci amaat yeneen koom yi nga xam ne dinañ wàcc si du nekk aire de repos ñoo noppaleku mais aire de repos bu nga xam ne dina am tout ce qu'il faut ba nga xam ne boo soxlaa réviser waat sa oto di nga ko mën a réviser di nga ko mën a defaraat mécanicien yeeg ñëpp am ci koom-koom. bu loolu weesoo ñu dem ci beneen domaine muy gouvernance locale maanaam yori nii gox bi. tey ñu ne fal nañ la maire nga def lu la neex di buur di bummi conseil municipal souvent duñ yëg say action wala nga jël beneen mbir def ko te conseil municipal yëgul ko loolu maire bu ko def citoyen bu mu tuuti bu ñu tabaxoon étage ba muy 2 étages sax bu xamee yoon mën na koo bloqué
waxuma la conseil waxuma la yeneen dinañu fexe ba buñ jëlee mairie bi nit ñi xam seeni droit xam li nga xam ne moom lañ fi am ci doole dinañ xam ne doole ji nit ñi ñoo ko yoree ku ñu fal ak ñi fay liggéey ñëpp ñun yéenay suñuy patron moo tax ñi nga xam ne mooy gouvernance locale on voudrait créer le répertoire des cadres et personnes ressources dans chaque village afin de favoriser un dialogue permanent et solliciter le concours pour le développement de la commune. maanaam dëkk bu nekk dañ fa bëgg a jël ay nit ñu nga xam ne am nañu taxaw nit ñi ñooñu bu ñu leen jëlee créer répertoire pour man di discuter ak ñoom pour li nga xam ne mooy jëmale gox bi kanam. si gàttal boo demee fu mel ni Pakkaan Kër Gaañi nga ne tey Ibrahima Sock mu nga fa ku xam dëkk bi la koy taxawu la ku attan ci dëkk bi la nga ne ko Ibrahima conseil municipal dañ la soxla nga dem Siwal Arona mu fa conseil municipal dañ la soxla nga dem Jagle ci Goro Amady soo fa jël ne ko conseil municipal daf la soxla ñooñu bu ñu taxawee wax ak conseil municipal ñu waxtaan ci lu jëmale gox bi kanam nee nañ looy defal nit te waxtaanoo ci ak moom da nga ko def contre moom te nag koo dem di ko defal rek da lay jox solution bu nga xam ne moom moo gën a yomb waaye duñ yem ci loolu association chef de village am na fi waaye ñun bëgg nañ ko gën a reconnaître bëgg nañ ko gën a jox doole comme ça association boobu nekk comité d'alerte maanaam ku nga xam ne dafa ah duñ wax ne xamoon nañ ko waxoon nañ ko conseil municipal buñ toogee association bi toog ñu ne conseil municipal alerte nañ leen ah lii de fexe leen ba bu mu dem ci ñàkk bi lii bu ngeen ko defee mu baax beneen bi tamit ñoom ñu nga xam ne dañ leen di jël ñuy suivre li nga xam ne moom la mairie bi war a def maanaam teg seen bët mën a xool maanaam tey mën a ñëw tey action municipale ne leen li ngeen def nii de wala lu ngeen defut bu ngeen ko xaymaa fi ngeen toll. donc tey dañuy defal loolu reconnaître association chef de village xam ne duñ leen waxati ne maire soxla na leen rek ñu ñëw fii duñu am ndox duñu añ bu ñuy dem seen dëkk duñ mën a paas loolu xam naa ko borom dëkk yu bëri tey li tax ma xamante ak ñoom sama oto am na ñu bëri dama doon ànd ak ñoom tey mënoo jël borom dëkk nga dajale ko ba fii ni andi ko ba fii mu ñëw joxoo ko ndox joxoo ko mu añ nga jël muy dem ñibbi joxoo ko mu paas tey oto maire oto askan wi la su fekkente ne tey man ñëw naa fii aw ma oto bu ma defan bu ma doxantoo naa fexe ci xale yi ku ma abal Jakarta may dem waaye oto boobu noonu tey war nañ ko mettre à la disposition de tous ceux qui veulent travailler pour la commune. boo demee Dakar oto maire yi ay particuliers la ñu ay Mercedes ak yooyu parce que xam nañ ne loolu moo yitteewoo foofu suñ gox bi ne xam nañ ne am nañ ay pax am na lu nekk moo tax jël 4x4 bi jox ñu ko donc oto boobu tey ku ñëw tey war a liggéeyal mairie bi dañ ko war a mettre à sa disposition. donc tey chef de village yooyu tey buñ leen jëlee associé leen ci sunuy action ci lu tuuti dañuy toog ba daay ubal benn dëkk ñu commencé di cotiser waaye buñ demee ba nit ñi wax dëgg fa yàlla bàyyi nañu ba pare ñu dem ñu jël chef de village ne seen association bi na am comité d'alerte ñoom ñu yëg ci oto bi dem poste yi fekk El Hadj Babou bay ba pare jël ngatam gi teg ko fu nga xam ne wax dëgg fa yàlla fii nii bu safara ñëwee demal ko mu ne ko El Hadj Babou sa ngat gi fi nga ko def bu ñëwee di nga sonal sa bopp sonal nit ñi fexeel nga gën koo ñàkk ñu wax mu ne ko nag sa soxna si gis na fee muy toggee mu ngi góorgóorlu mu ngi def lu mu mën ñu ngi gërëm suñu yaay ci dëkk yi waaye si soxna si fee muy toggee su fekkente ne mënta am waañ su fekkente ne jënd nga benn saako ciment 3000 francs boo ko móolee dina la mën a wëral waañ bi fu nga xam ne bu ëllëgee bu ngelaw ñëwee du ëf safara si yóbbu ko fu nga xam ne dina lakk lor say mbokk action yu ndaw a ndaw la borom dëkk yi bu ñëwee wax la ko jaar waxaal la ko bu conseil municipal bu ñëwee di nga ko def te loolu économie yu bëri la boo lakkalee perte ay millions même 100000 francs bi nga xam ne conseil municipal da la koy andil loolu noonu tey luy tegu mairie bi la li nga xam ne nag moom nga gën a mën a koomale goox mooy nga yaxanal kon loolu dafa bokk ci développement localité bi ndax bu la daay gi lakkee doo tal liggéey seen mbokk duñ ko tal lu ñu am jox la ko alors que sa ngat gi nga xam ne sonn nga ci boo ko jëlee protéger ko sa soxna si nga fexe
tabaxal ko fu nga xam ne ngelaw li du ñëwati di ko sonnal añ bi du ko rek loolu action yi ndaw la li ma wax ni 3000 francs moo koy def ak ñu yëg ci oto mairie bi mun na am sax duñ si yegg ndax mun na am borom dëkk bi nga xam ne bokk na ci communauté bi mooy wër ne leen lii de bu fexe leen suma gars yi bu ñëwee bu ñu ma critiqué mu aar askan wi dañ ne dañuy def un programme réaliste et réalisable programme bu nga xam ne yéen ñëpp ngeen xam ne kii lu mu wax war naa mën a nekk loolu la ñu wax ne moom la ñuy def beneen bi muy reconnaître non associer l'association des chefs du village encore à la sensibilisation des populations mooy li ma wax nii dans la lutte contre les incendies les feux de brousse et la déforestation tey jii nii ñu toog ba nit dem dagg garab bu mu war a dagg wala mu dagg garab bu wax ne sax peut-être amul ngaañ ñu jël ko yendal ko gendarmerie wala yendal ko tey fii ci eaux et forêt su fekkente ne tey jël nañ association chef de village yooyu ñu waxtaan ak sous-préfet mu ne garab de tey bu ngeen ko soxlaa nii lay demee garab gii nañ ci def effort garab gii nañ ci def effort foog naa du mos a yegg ci ñooñu ba nga xam ne ñu ngi leen fii yendal lépp lu nga xam ne tey njuumte am na ci rek tey dafa nekk ñàkk waxtaan moo am man tey ñëw naa plusieurs fois si ñi nga xam ne ñoo yore gox bi fii waaye su ma ñëwee damay ñaan parce que souvent nit ñi dinañ leen sikk ci lu nga xam ne jumla waaye nag tey ñooñu tey buñ leen jëlee tey ba assuré leen ci loolu dafa am lu nga xam ne dañ ciy veillé bu ñu jël suñu ay nit ne leen yéen de mënu leen dagg garab yii ay nit jugee fële jël garab bu ci dëkk yëpp ajjul ko ay xar ay bëy bu ñuy dem sàcc xar yeeg bëy bu nit ñi xee loolu moom dafay jeex tey Nourou Naba yi ay sénégalais lañu bëgguma boo léegi ñu ne Ibrahima Nourou Naba di fi ñëw ay sénégalais lañu mais buñ fiy ñëw ñu fiy ñëwee dañ koy normé ne waa dëkk bi yow mënoo fi am tey sax benn xeet waaye ñee bu ñu ñëwee gor bant yi gor garab yi goree ko nu nga xam ne du demaat loolu moom abana jeex na beneen bi lu ñuy wax mooy mettre en place un comité communal de médiation et de règlement des conflits et d'éviter les recours systématiques à la justice. may leen nit ñi yeggali balaa nit ñi di déconcentré wu. dañu ne tey jii nii chaque jour ñu gis ay mbokk dem gendarmerie ndax tey bu ñu jàppee nit moom lii moo am moom lee moo am amul ci nañ fexe nañ ko libéré rek tey nag ñu ne balaa muy yegg ci yoon ñu fexe def ay comité yu nga xam ne ñoom luy seen rôle mooy aar nit ñi ci lépp lu nga xam ne dafay andi njuumte waaye bu ay nit jotee ay mbokk jotee ay dëkkandoo jotee comité yooyu fexe def ci médiation ba nga xam ne du yegg ci yoon parce que buñ ko waxtaanee ci mbokk mi dafa yegg mais fekk na bu ñu aaree nit ñi ba tooñante ñàkk rek loolu du amati. beneen bi conseil citoyen communal organe consultatif composé de toutes les catégories socio-professionnelles de toute la commune avec un pouvoir de participation à la formulation, au contrôle et à l'évaluation. dañ ne goxu Sabax kenn ëpp ko ay ressources réew mi ñu ko yoree Sabax fii la ñu dëkk ñooñu nag boo léegi bu ñu yàlla dimbalee ñi nga xam ne falu nañu ñu ne Alaaji Amadou Soxna am nga xam-xam Cheikh am nga saxam tey ñu ngi ko Touré am nga xam-xam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ne dañ bëgg xam-xam boobu ngeen ñëw participer ci li nga xam ne moom la ñuy def tey li nga xam ne moom la société di maye di la fayee ay millions nga defal ko defaral ñu ko fii mu yomb waaye tamit ñëw leen di xool ñun lu ñuy liggéey waaye ñëw leen jàppale ñu ci évaluation bi tey loolu nar nañu ko. beneen ñu dem ci domaine prioritaire numéro 2 xaaral ma baral ndax gis naa ne des na muy éducation et formation professionnelle. objectif bu njëkk ba mooy ñu fexe ba njàng mi lépp lu ko jëmale kanam rek yóbbu ko. Nous voulons améliorer les rendements scolaires avec un accompagnement institutionnel et structurel. Pour le démon numéro 1, nous voulons améliorer l'environnement scolaire des apprentissages. Nous voulons procéder à la réfection des écoles vétustes de la commune en construisant des murs de clôture, salles de classe, blocs administratifs et toilettes. Initier des journées de reboisement dans les écoles, encourager et soutenir les maîtres coraniques avec la construction de Dara. Accompagner les sëñ Dara. Fini ci gàttal rek lépp lu ñu mën a def ngir jàng mi jëm kanam danañ ko def ci loolu nag dinañ fexe ba école yi luñ ci mën a ràkk lu ñu mën a tabax ñu tabax ko. beneen bi tamit ñu fexe ba école yi ñu fay jëmbat ay garab beneen bi tey ñu ne encourager
et soutenir les maîtres coraniques à la construction de daara moderne. bu ñu toogee ñu ne construction daara moderne ñu ne Ibrahima dafay tabax daara moderne commune bi commune yi jàng la Ibrahima su waxee ne dafay tabax fu nekk daara moderne da leen di wax lu ko neex waaye nag ñëw ne sëñ bi daara ji di wax na am na solo nan lañ lay encouragé nan la ñuy waxtaanee conseil municipal fan lañ la mën a yóbbu luñ la mën a fexe nga dem utee fa ay ressources ba sa daara ji nga moderniser ko loolu la ñuy wax ñu ngi sant yàlla am na daara moderne yi nga xam ne ñu ngi am ci gox bi daara Oustaz Cissé dem nañ si El Hadj Ousmane dem nañ ko Sambakouta ak yeneen dëkk daara yooyu moderne nañ ba pare ñooñu nag encouragé sëriñ daara yi ñu gën a moderniser rek. beneen bi ñu jàppale sëriñ daara yi ñu régulariser seen statut dañu nekk ci réew mu nga xam ne këyit la ñu xam ñu fexe ba sëriñ daara yëpp ku ci nekk uuti këyit bu ëllëgee li nga xam ne moom la ñuy jox daara yi nga am ko accompagnement boobu peut-être ordinateur lay laaj wala leneen laajul xaalis laajul dara lu ñu mën a def la lu mën a jëriñ gox bi. beneen domaine numéro 2 bi nous voulons renforcer les performances des élèves en mettant en place une bibliothèque communale pluridisciplinaire pour faciliter l'apprentissage et la recherche dans tous les domaines du savoir et de la technologie tout en favorisant le goût de la lecture. ci gàttal dañu bëgg a def bibliothèque municipale pluridisciplinaire maanaam lu nit ñëpp di nekk bibliothèque avec des livres encyclopédiques et coraniques. tey ñu jàngalee ci gox bi xam-xam bëri na li tax nit ñi di takk di jàng feneen téere xam-xam yi ñu soxla moom la ñu amul. tey conseil municipal bi subvention yi nga xam ne moom lay jox monsieur Niang at bu jot bu ko joxoon tey juróomi sëriñ daara ñaari at rek am na ñu soxla yëpp donc bibliothèque municipale boobu bu ñu ko fexee lépp luy xam-xam rek dinañ ko am fii suñu gox bi. tey jii nii gis nañu suñu ay doom mi gox lu ñuy bind ci ay livres tey l'exemple type c'est Amadou Soxna qui est notre fierté bind livre yi nga xam ne tey wax dëgg fa yàlla dañuy dem fekkaat di ko fekk kooku noonu tey ku jël xale yi jox leen ay bibliothèque municipale dinañ gën a jàng luñ soxla ci téere dinañu ko am waaye xale yi dinañ am goût de la lecture. beneen bi nous voulons mettre en place un cybercentre avec le wifi gratuit pour favoriser la recherche des apprenants maanaam ñoom fi cyber bu nga xam ne pour wifi la bu gratuit pour que xale yi veiller ba appui boobu noonu mu am répartition équitable pour tous les étudiants yu nekk dans différentes localités. tey nga jël ay xale appuyer leen bàyyi leen noonu nous voulons appuyer les étudiants et veiller à une répartition équitable de la subvention municipale aux différentes amicales des universités. beneen bi nous voulons accompagner et orienter les étudiants à la recherche de stages et de premier emploi. tey étudiants yi ñu jàppale leen orienter leen ci li nga xam ne bu ñuy ut stage li nga xam ne bu ñuy ut seen liggéey bu njëkk. ndax tey fekkee am nañu répertoire des cadres ñu toog ñu ne tey am na étudiant buy am ut liggéey ci wàllum finance ñu ne kii nekk ci gox bi de finance la nekk ñu oo ko ne ko suñu étudiant bi de dafa bëgg stage kooku bu ootee da koy am loolu du xaalis oote la rek te buñ ko defee xale bu ko amee stage tey ñu ne tey ji suma xarit bii de suma étudiant yi dañoo bëgg stage dañoo bëgg premier emploi stage ak emploi bu njëkk mooy gën a jafe ci étudiant nga oo sa xarit boo xam mu fexe ba étudiant boobu noonu am premier emploi loolu dafa yombal lu bëri ci gox bi donc tey yooyu yëpp dañu koy man ku fiy def banque wala finance ñu ne tey alaaj ndëri soxloon nga jox conseil municipal dara waaye dañoo bëgg xale yii nii non seulement nga jëlee ñu si ñaar ñu def stage si yow waaye hôtel feneen ak feneen ñu jëlal xale yooyu ñu def fa ñaar stage bu stage bi jeexee mu jox xale bi ay clé ba nga xam ne dañ koy garder donc loolu lu mën a nekk la c'est réaliste et réalisable organisation la rek. beneen bi domaine numéro 4 améliorer les conditions de travail des enseignants et vulgariser la formation professionnelle en appuyant en matériel en logistique les enseignants à l'organisation des cellules d'animation et journées pédagogiques. ay jàngalekat nag dañ maa wër ba ma bindee bii dañ ne ma dindi ko wax seeni argument ne enseignants yi ñoo organiser seen cellule ñoo koy def ma ne waaye nag enseignants yi tey loolu bu ñu ko jéemee nañu sant conseil municipal ci kanam su fekkente ne tey ñoom ñooy cotiser def loolu ñun tey bu ñu leen utalee tey benn vidéo projecteur defaraat foyer bi ba mu baax climatiser ko ñoo abal leen ko abal leen ay chaise utal leen yeneen ak yeneen ak yeneen bu boobaa day gën a yomb ci ñoom xam-xam day gën a andi donc tey foog naa tey bu ñu ne enseignants yi tey
dañuy jël jox leen chaise jox leen vidéo projecteur buñ ko bañit ñu jox leen ndox bu sedd ak yeneen duñ ko bañ te su boobaa dafay nekk appui parce que enseignants yi ñoom ñoo juum cotiser pour lu nga xam ne suñu xale yi dafay dañuy gën a xarañ seen jàng ñoom ñu nga xam ne ñu si ëpp dëkkuñ fi buñ ko mënee ñun conseil municipal ñu jéem ca dara donc loolu la ñuy wax kon tey loolu laa wax moo tax enseignants yi nangu ma dugal point boobu. beneen bi nous voulons doter les codecs d'ordinateurs et de photocopies pour mieux préparer les essais internes communaux et départementaux. tey jii nii bu essai amee enseignants yi ñu ci bëri dañuy fexe dem ut ku leen photocopier wala ku leen defal dara wala ñu génnee seen poche photocopier waaye su fekkente ne codec bi am na fi tey benn machine bu baax bu nga xam ne enseignants yi bu essai amee dinañu tirer tey lu ñuy jox xale yi tirer ko en couleur nuñ ko bëggee boobaa nekkul lu jar dara te su boobaa enseignants yi dinañu mën a gën a préparer lu ñuy jox xale yi ñu appuyer leen ci matériel bopp ñu leen ko joxee jeex na. beneen bi nous voulons créer des accords de partenariat pour la formation et l'insertion des jeunes maanaam formation insertion des jeunes tey bu ñu demee tey CFPTP bu Diamniadio fi Abou Gueye doon jàngee ñu dem ak ñoom accord parce que xam naa ne am na fa Abou xam na nu muy demee bu fekkente ne man maa dem bindul sama bopp day gën a seer mais bu maire bi ñëwee dima bindul dina am yoon ñooñu bu ñu amee ak ñoom accord ñu fexe ba former ñu xale yi nga xam ne dañuy pavé xale yi nga xam ne dañuy defar tali xale yi nga xam ne dañuy defar rana xale yi nga xam ne dañuy yokk xam-xam bu ñu amoon fii ci carrelage wala xam-xam bu ñu amoon ci leneen bu ñu créé accord donc lu ñu bëgg fii dañu koy def ndax si seen suñu programme bi di ngeen gis si biir ne tey am na lu nga xam ne wax dëgg fa yàlla bëgg nañ ko te dinañ wax lu tax ñu bëgg a def yooyu noonu. beneen bi le levier 3 c'est la santé, la population et l'action sociale donc tey santé li ñu ci bëgg mooy plateau yi fi am muy poste de santé yi fi am dañoo bëgg ñu améliorer ko maanaam fexe ba poste de santé yooyu tey nekk ay centre de santé case de santé yi nekk ay poste de santé ñu amul case ñu fexe ñu def mais ñu fexe ba nga xam ne tey nag suñu hôpital bii ñu lépp luy matériel lu nga xam ne war na fay def lu nga xam ne dinañu éviter nga dem Nioro wala nga dem Kaolack nga def ko fi parce que tey boo toogee Cheikh Samb def naan la opération jarul bouger ak yeneen maternité bi tamit tey képp ku fa dem rek di nga xam ne sunu sage-femme yi jàmbaar lañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag ñuy sant sunu yaay ji nga xam ne moo fi nekkoon muy Marème Yade doon taxawu jigéen ñi waaye tamit formé ñi fi nekk bañ dem dans cette logique dinañu fexe jàppale ñi fi nekk ba ñu gën a am courage ci li ñuy defal population yi. beneen bi la poste de santé de Médina Sabakh bii nii nga xam ne moo fi nekk mu nekk fii depuis 1954 tey jii nii dañoo bëgg ñu ériger ko en centre de santé. beneen bi nous voulons orienter les jeunes apprentis et apprenants vers l'école entreprise léegi boo demee jàngi rek boo paree xam-xam rek ngay am tey man mënoo ci dara waaye nag ñu fexe ba xale yi ñu leen di orienter jàng mu nga xam ne da ngay jàng am xam-xam ak man-man ndax loolu laaj na xaalis orientation la ñuy wax bu ñu fa amee fii le bureau des affaires ñu accompagner xale yi dinañ jàng lu nga xam ne duñ jàng ba pare yore seen diplôme duñ xam ni ñuy def orientation rek la. beneen bi dañu bëgg a créer des accords de partenariat pour l'insertion des jeunes. domaine prioritaire, organiser des séances de consultation gratuites avec les partenaires. dañuy defee sunu programme bi dañ ko jox ñu xarañ ñëpp tey jii nii sama goro yi yemuñ ci may ma jabar xale bu gën a rafet Médina Sabakh lañ ma may jabar waaye dañ may jàppale tamit tey jii nii ñoom Cheikh miy liggéey ci santé tey wax dëgg fa yàlla mu ngi yëngatu ci beneen partie waaye jàppale nañu suñu programme bii ba ma defee programme daf na Ibrahima fexe leen ba dépistage fii xale yu bëri ñu nga xam ne seen ndaw dañ ko motalee yawmal xiyaam li leen di jëlee fii mooy hépatite B daf na dépistage hépatite boobu ñu defee fexe def journée de consultation ku ko xam ku am trace dem faji ko mooy ci lu koy def mu ne loolu ay millions yu bëri la lu ñuy lor la
ba ñu jógee fii dem France ñu dem faju yomb rek suñu gars yi ku ci nekk dem def bilan ku defi bilan rek ñu ne ah yow de am nga trace hépatite ñu ne ma yow doo dem defi man nu may defee man mu yaroo Saalum ci gerte gi kay su ma demee dañ naa ma amoo trace am nga ëmb fii beneen bi dañu bëgg a organiser des sessions de formation et de renforcement des capacités des bàjjenu gox ndax yaay bàjjenu gox rek ku ñu am andil la sonnal la bëgg nañ former leen bëgg renforcer comme capacité mais bëgg leen jàppale tamit muy bàjjenu gox yi. beneen bi nous voulons former les relais communautaires faire un plaidoyer pour l'augmentation des structures sanitaires avec du relèvement des postes de Médina Sabakh Kër Ayib Ndiba Ndiayène et Koyel mooy li ñu wax ci gannaaw poste Kër Ayib Médina Sabakh Ndiba Ndiayène ak Koyel dañoo bëgg ñu relever ko yokk ko tey Tayoma am nañu tey foog naa case de santé amélioré tey xam naa fa la fa nekk fa nu mu tuddati Kër Samba Bouto ak dëkk yëpp am na lu fa nekk te nit ñi ñooy débrouillé boo demee ba ñooñu ñu wax la nu ñuy débrouillé woo rek nga xam ne yow mairie boo jéemee tuuti rek jàmbat bëri na dul am. Pour l'action sociale, on va assurer la prise en charge sociale des personnes démunies en situation de handicap. Parrainer 1000 personnes par an pour la CMI couverture maladie universelle. Nous voulons appuyer la prise en charge en prise en charge des personnes âgées et retraitées par le renforcement du plan Césiam et autres avantages. Nous voulons mettre en place un programme d'aide et de subvention pour le dépistage et l'accompagnement des malades porteurs de virus hépatite B. Donc loolu la ñu waxoon ci ginnaaw. tey jii nii Mamor gars yi ñu ne nga pousse trop wax nañ dëgg nag ma ne nit ñu maruñu Eau Ngoyane la ñu gis Eau Ngoyane nag mooy suñu ndox su ngeen bëggee ndox bi am koom-koom na ngeen fexe ba bu ngeen di naan laaj leen ndox mi ñuy defaree ci gox bi bu dul ndox bu ñu defaree ci gox bi fii wax dëgg fa yàlla bu ngeen ko naanu ñun di fi andi day andi koom-koom rek Eau Ngoyane moo nekk fii am na Eau Ayib am na yeneen eau day leen jël kon nag eau yi ñu taxawee fii Eau Ngoyane moo yegg fii sell set neex moo tax nit ñi di ko laaj loolu digression la woon. Pour le domaine l'urbanisme, nous voulons faciliter l'accès à la terre et améliorer le cadre de vie des bien-être. Domaine numéro 1, nous voulons pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Nous voulons créer des espaces verts et des parcs forêts. Planter 10 000 arbres par an, soit 50 000 arbres pour un mandat de 5 ans, en collaboration avec le service des eaux et forêts et les stations sportives. Créer dans chaque village un comité de salubrité et organiser des opérations périodiques de subsétal. Nous voulons créer un centre de tri et d'incinération, acquérir des moyens de collecte d'ordures, installer des poubelles et bacs à ordures dans tous les marchés et lieux de commerce, établir un bon programme d'assainissement dans les villages, procéder à l'élargissement du réseau de la Flex Eau et de la Sénélec. ci gàttal dañoo bëgg ci wàllum environnement maanaam jëmbat garab dañoo bëgg ñu ne ñun bu fiy jugee sunu mandat 50 000 garab la ñu bëgg ñu planté ko maanaam 10 000 garab par at tey su fekkente ne 58 village bu nekk jëmbat na 100 garab dafay nekk 580 garab ku nekk bu jëmbatee 200 garab wax nga jëmbat ko sa village dañuy wax naata nga am boo jëmbatee 200 garab ci sa village dafay nekk plus de 1000 garab 58 villages yi 500 ñu ne 10 000 la ñuy bëgg par at loolu noonu lu mën a nekk la wala lu mënta nekk la kon balaa ñu fiy jógee 50 000 yi mën naa am beneen bi tamit ñu fexe ba inciter nit ñi ñuy jël di def ay bésub setal ci dëkk yi bésub setal yooyu ñu encouragé ko tey maa ngi yëngatu ci wàllum coupe yi dañ ne borom trophée yi waaye tey nag bëgg nañ andi yeneen trophée ndax buñ ne dëkk bi moom moo gën a set bañ tegee coupe nawetaan ku gën a setal tey faali fa moo ko gañee ñu ne jox nañ leen tey 1 million ak coupe ak médaille boo léegi ñu organisé waat concours bi léegi dinañ fexe ba gox bi yëpp gën a set te su boobaa si ñun lay dem ba su sete yooyu bëgg nañ ko def. Nous voulons établir un plan d'aménagement pour les villages parce que beneen mbir bi beneen levier bi mooy emploi des jeunes femmes sport et loisirs. Nous voulons promouvoir l'emploi des jeunes, des petites unités de transformation des produits locaux avec des agences dédiées à l'emploi.
organiser des sessions de formation en création et gestion de projets. Nous voulons encourager l'autonomisation des femmes pour la réduction de la pauvreté en multipliant les unités de production des PME. tey ñu yem foofu dañ ne ci wàllum emploi dañoo bëgg ñi fi nekk ñuy organiser ay sessions de formation. tey mairie bu mënee joxe emploi tamit lu tuuti la ci mën a joxe. tey ndaw yi ni ñu ñàkkee liggéey fexe ñuy am formation bu nga xam ne dinañ ko mën a jël fii jëriñoo ko fii mais jëriñoo ko fële. beneen bi ay unité de transformation tey ñu nekk ci gox bi jigéen ñi jàmbaar lañu. tey ba ñu defalee xoroja defalee ay saabu fële kër Sambakuta ba mu gisee dafa maa yéem tey rek jigéen ñu ko fi man fii ci Sabax bëri nañu ñooñu tey nga fexe ba renforcer leen ba nga xam ne saabu bu ñuy defar actuellement du cher bu nga xam ne dinañ ko mën a defar lu yomb xam ne fii lañ koy jëndee dafay yombal ñëpp waaye du ñëw ci loolu lépp lu ñu mën a transformer rek danañ ko def naan nit ñi fexe leen ba ñuy diwlin gi ñu koy jël di ko pressé fii nii te joxeet moyens yi du dem su boobaa ñi nga xam ne ñu ngi yëngal développement di daanu ak jug ak daanoo jigéen ñi tey boo leen consulté boo demee ne FESAC tey monté nga fu nekk ay cellules jigéen ñooñu lan la ñu soxla comme unité de transformation affaire bi dafay yomb su boobaa nga jël unité yooyu. beneen bi tamit ñu fexe ba jigéen ñi am ay entreprise yu ndaw ñu toog ñu ne tey lebal nañ ñu séddoo nañ ko mu jeex loolu wax dëgg fa yàlla nekkul luy jëmale gox bi kanam ñu fexe ba jigéen ñooñu ñu organiser leen ba ñu am ay financement yu nga xam ne jigéen ñi am doole di dem ci foire yi di dem à l'international ñu fay dem tey jii nii yàlla dimbale nañu jigéen ñi xarañ nañ nangu nañu liggéey ñooñu ne nga organiser leen waxuñ nañ jël xaalis bu ñu waxee ne dañ leen di jox xaalis dañuy wax lu ñu neex rek mais nga organiser leen ba lépp lu nga xam ne këyit la bu war ñu am ko lu état di joxe nga ñu am ci fexe war nga organiser leen ba seen affaire bi ñu liggéey ko liggéey bu nga xam ne tey fu nekk dañ fi fournir ay produits loolu lu mën a nekk la loolu la ñu am programme pour jigéen beneen bi tey jii nii dañu bëgg a on veut reconnaître le GIE Tabakida Ndiayène comme GIE pilote et d'inspiration pour l'installation d'autres fermes agricoles dans le territoire communal. tey jii nee naa dañoo def tournée nemme ko ak déglu tax na gox bi ma xam fi lu bëri GIE Tabaki bu nekk Ndiayène dafa nekk groupement bu organisé ma leen di suivre depuis année ñu am ay projet yu bëree tey GIE boobu noonu rayante nañ ba am seen tool gas nañu teen ci seen tool boobu noonu tey ñooñu bu ñu amoon ndox lu ñuy bay lu bëri dina fi nekkee ñu amaat yeneen politique GIE boobu bu ko conseil municipal jëlee daf ko GIE pilote association yi fi nekk yëpp di yëngatu ci sport dañ leen bëgg a def benn fédération association yi su boobaa ñu créer benn équipe communale mais buñ ne équipe du équipe football kese dañu bëgg équipe football équipe basket équipe handball équipe karaté équipe taekwondo ak yeneen équipe yi fi nekk équipe bu nga xam ne équipe bi ñoo xam nuñ koy tuddee équipe ngoyaan lañ koy tuddee wala ASC Sabax lañ koy tuddee wala nuñ koy tuddee su boobaa dina tax conseil municipal bi dina mën a jël tous les restes bu foofu te su boobaa dinañ ci mën a génne xale yi nga xam ne am nañu talent ñu mën a génne ay Sadio Mané ndax fii nii wax dëgg fa yàlla ca gannaaw tuuti ku mel ni Bass Dramé bu amoon ku ko taxaw tey kenn du jooy latéral gauche fii Sénégal ku mel ni Matar Kala noonu Omar Taw noonu ak ñeneen ñi fi amoon talent dañoo fexe ba talent yooyu nga xam ne rëcc nañu suñu yeneen xale yi nga xam ne am nañu talent ñu fexe ba talent boobu noonu tey ñu jël ko am ko yàlla dimbal nañu am na suñu doom yi nga xam ne tey dugal nañ leen ci ay yenn centre duñ fi nekk nag di ko wax mais ñun tey dañ leen di ñaanal yàlla dimbali leen ba tey seen talent mat. beneen bi nous voulons soutenir les mouvements associatifs de la jeunesse conseil communal de la jeunesse et les mouvements affiliés à l'ONCAV ou indépendants tey mouvement ndaw yi fi nekk dañ leen bëgg a dimbale conseil communal de la jeunesse ak mouvement yi nga xam ne dañoo bokk ci ONCAV ak wala ñu nga xam ne bokkuñ ci ñëpp dañ leen bëgg a jël jàppale leen tey man Ibrahima maa ngi ci di jàppale ñu nekk ci sport bi waaye mënumaa jàppale ñëpp bu boobaa nag bu ëllëgee conseil municipal dinañ xam nuñ leen di jàppalee ba tey association yi jëriñ dara tey suñu association yi tey dañoo foog ne nawetaan tey dañoo foog ne football kese la alors que concours bi may wax nii dëkk bu gën a set mën naa dugg ci nawetaan
dëkk bi nga xam ne moo gën a def ay sensibilisation mën naa dugg ci nawetaan dëkk bu nga xam ne tey jeunes yi jël nañ tey ASC yi def benn concours mën naa dugg ci nawetaan ak yeneen yu mën a dugg ci nawetaan wala lu dul nawetaan. Nous voulons créer le centre de développement technique du Sabakh et entamer les démarches nécessaires auprès des autorités fédérales et étatiques pour l'acquisition d'une aire de jeu en gazon synthétique, tartan, etc. Des salles de sport et d'un site d'hébergement privé ouverts aux clubs et du Sénégal qui sont constamment en transit à créer. Dama ne dañoo bëgg a créer centre de développement technique municipal maanaam centre bu nga xam ne daf fi nekk dara jëlu ko maanaam muy développer talent yi fi nekk mais centre boobu ni ñu ko xaymaa mooy bu ñu fexee ba conseil municipal accordé ñu ko. ñu am tey benn terrain bu nga xam ne tey ñu ne terrain bii centre bi moo ko moom mooy comme centre bi ma yoroon Tubaab Jalaaw centre boobu bu ñu amee foofu noonu bu Tubaab Jalaaw bi 7 hectares la bu Gërëw bi 19 hectares la conseil municipal fu mu ñu ko jox su fekkente ne dañ ko bëgg a pied dans l'eau ñu dem ba ne Ndiayène bu ñu demee centre bi dafay tiim ndox mi wala dañ koy def pied dans l'eau à Ndiba Ndiayène wala dañ koy yóbbu jagle wala dañ koy yóbbu beneen dëkk centre boobu bu fa nekkee loolu nekk na fa loolu lu conseil municipal man la beneen bi nag ñu def plaidoyer encore dama koy waxaat waxuñ ne dañuy defar terrain synthétique même su fekkente ne am nañ pexe yi nga xam ne am nañ ci yaakaar ak 80% ne mën nañ ko def dañuy wax ne dañuy defi plaidoyer dem ci autorité yi état bi dem ci autorité fédération yi ne leen tey suñu commune bi dañ fa bëgg terrain synthétique dañ fa bëgg site d'hébergement bu nga xam ne non seulement dina développer suñu talent yi waaye dina jox koom suñu gox bi ndax weekend bu nekk di ngeen gis club bu jógee fii dem Ziguinchor wala jógee Ziguinchor dem fii ay club sport yu bëri ñuy jaay ci barrage bi xam nañu ko ñooñu noonu suñu footballee wala ñu basket samedi Dakar nga ne leen yéen a nga war a dem Ziguinchor basket yi bu ngeen ñëwee suñu centre bi au lieu que ngeen di fay Dakar 39000 bu ngeen ñëwee fay ñu 10 000 ngeen nekk fa 30 personnes ku ci nekk fay 10 000 dafay 300 000 buñ fi defee 10 jours dafay nekk 3 millions ñooñu noonu bu ñëwee di fi tàggatu ñu ne tey école de football mel na Sabakh dañoo soxla confrontation ñu ñëw football ak xale yooyu noonu tey xale bu ci baax ñu jël ko dugal ko seen équipe bi buñ ko defee ren ba déwén non seulement dinañ fi am ay résultats waaye dinañ fi am ay talent yu fi jugee dem feneen donc lu mën a nekk beneen bi nous voulons achever les travaux du stade de Médina Sabakh et de Kër Ayib avec les commodités requises tribunes, vestiaires et bureaux. stade bii nga xam ne tey mooy suñu stade communal bi nga xam ne tey bu ñu amoon gan dañ ko fi andi ak terrain Kër Ayib bële dañ ne ñaar yooyu bëgg nañu conseil municipal yeggali liggéey bi. yeggali liggéey bi ba mel ni stade Sénégal yëpp maanaam ñu fexe ñu am tribune kenn du ñëw di seetaan match di taxaw ñu am vestiaire joueur bi ñu ñëw fa la ñuy taxaw beneen bi mu am bureau mu am ay toilettes ba nga xam ne supporters yi ñoom ñooy patron loolu xam naa nuñ koy defee xam naa fu may jaar loolu dinaa fexe ba stade bu Kër Ayib ak stade bu Médina Sabakh ñu defar ko ba mel ni stade Sénégal yi beneen bi nous voulons délibérer des espaces pratiques de pratique sportive dans chaque village et équiper tous les terrains de football depuis moderne dañuy wax lu mën a nekk rek mënoon nañ ñëw tey ne dañuy defar stade commune bi yëpp mënuñu ko waaye nag buñ ne ñii ñoo fi nekkaale nañ leen defaraale lii waaye nag dañ ne dëkk yëpp dinañ proposer conseil municipal ne leen dëkk bu ci nekk nañ ko rëddal terrain na ko terrain bii ndaw yi ñoo ko moom jox leen këyit terrain boobu du nekk saawo du nekk tool du ñëw na jóge leen fa beneen bi nekk beneen engagement bu ñu jël terrain bu nekk ci gox ba mu am camp mobile wax naa ko waxaat naa ko su ëllëgee su fekkente ne yàlla jox nañu mairie bi bu kenn nangu Ibrahima président final bu nga xam ne ay camp bu bon dafa nekk beneen bi domaine culture organiser des camps de vacances et loisirs pour les enfants adolescents aménager des espaces de loisirs places publiques aires de jeu installer des structures de gestion des disciplines liées aux loisirs organiser des gestions de formation pour accompagner les acteurs culturels accompagner les acteurs culturels à créer un orchestre communal organiser les journées touristiques et de découverte de Ngoyane maanaam dañu ne dañoo bëgg suñu falee
xale yi nga xam ne dañu nekk Dakar nekk feneen ñu fexe di leen organiser ay camps de vacances ñuy découvrir feneen ñun dañ fiy nekk ci livre yi rek livre yi dañuy nekk di jàng di dégg Tilène di dégg place de l'Indépendance di dégg Sandaga di nekk feneen man yooyu noonu damaa dem jàngi France ba ñëw soog di ko xam dama ñëw bis laa ko xam dafay baax xale yi ñu jël leen ñuy dem di découvrir loolu daf leen di gën di encourager daf leen di gën di ñaax ñu xam lu nekk ci réew mi mu leen di encourager boo jëlee meilleur élève jël leen ñu fexe nag ñoom ay espace yu nga xam ne dañ fay defee loisir ay espace public tey jii nii conseil municipal defar nañ fii foog naa defaree nañ ko ay millions yu bëree bëri waaye nag bëgg nañ ñun buñ ñu falee ku dugg Médina Sabax xam ne Médina Sabax mooy capitale communale bu Sabax bëgg nañ buñ ñu falee ku dugg Médina Sabax boo fi génnee boo doo demati ne xay fii mooy Médina Sabax bëgg nañ buñ ñu falee doo xaar ba dugg Médina Sabax ñaar fii dëkk la dama ko waxoon waxati ko ku bëgg gox bi bëgg ko liggéey te sa mandat transformé woo Médina Sabax considérablement soo foogee ne réussir nga échoué nga. Médina Sabax est notre capitale communale. Si nous avons une autorité de valeur, si nous avons des notables, si nous avons des journalistes, le village qu'on montre à la face du monde, c'est Médina Sabax. C'est notre image à nous tous. Conseil municipal bu ñuy àndal su fekkente ne dafay jar ñu jël benn fonds de concours xëpp ko ne nañu pavé Médina Sabax nañu ko jaral. Conseil municipal bi nga xam ne moom la ñuy am su fekkente ne dafay jar ñu jël fonds de concours ba Médina Sabax kër yi fi nekk yëpp fu nekk courant ba jotee fa nañu ko jaral ndax tey jii nii dafa am lu nga xam ne moo fi am ñu bëgg mu leer dama bëgg nit ñi xàmmee ku dëkk Médina Sabax ak kuñ fal Médina Sabax dama ne ndax am na différence daayira murit yu nekk ci gox bi amul différence ci daayira tijaan yi daayira ñaseen amul différence ngénte yi amul différence demlante bi amul différence ma ne bu ñu kenn dugal ci yenn pièges yi ku ñu fal Médina Sabax liggéeyul Médina Sabax kooku bokkul dara ak ku dëkk Médina Sabax ndax suñuy mbokk lañu suñuy dëkkandoor lañu lu ñu xewle ñu ñëw si lu ñu dugg ñu man ci dara discours boobu na ko nit ñi dépassé te foog naa ne nit ñi dépassé nañ ko dama ne sa mais quiconque au défi mu génnee benn audio wala benn vidéo wala benn bindu Ibrahima bu muy waxee ne dafa contre Médina Sabax wala tout sauf Médina Sabax. waaye dama ne nit ñi nag nañu am xel fii kuñ fi fal maire dëkk bu nekk ak priorité am dëkk bu nekk ak liñ koy liggéeyal li moo dëggee di wax ñun nañ fexe bu ñu faloo ba folleeku nañu fexe ba li nga xam ne moom la ñu def ci dëkk yëpp ñu taxaw ne dëkk bii ñoo fi def lii te tey jii nag loolu dafa nekkoon digression donc tey acteurs culturels yi bëgg nañ leen formé mënuñu nekk ne fii mooy capitale du Voyane tey mënaguma am single de campagne parce que studio amul fii leneen amul fii talent yi nekk fii nañu fexe ba Sabax bi ñuy wax nit ñi di fi ñëw tourisme di fi ñëw histoire di fi ñëw leneen beneen bi ñu ñëw ci intercommunalité tey ni ñu gisee intercommunalité notre vision de l'intercommunalité c'est que nous ferons ensemble un plaidoyer pour faire de l'intercommunalité entre Médina Sabax, Nguéniène Sabax et Kayemor un vecteur de développement urbain durable. L'intercommunalité comme vecteur alternatif à l'émiettement des territoires avec la mise en place d'ententes favorisant un rapprochement des communautés entreprenantes, désireuses et gérées de façon efficace et efficiente les problématiques de développement local. L'amélioration des processus de dialogue politique, de planification et des interventions et défis de transformation des collectivités locales. La possibilité de créer des zones industrielles pour booster l'économie intercommunautaire. La création des zones d'aménagement concertées, Jacques. Madame,
bu dee ne da nga bëgg a defar Médina Sabakh kese la commune te Ngaye nekk sa dëkkandoo Kayemor nekk sa dëkkandoo te yow amoo gis-gis bu nga xam ne ñetti communes yooyu nañu boole seen doole ba mën a liggéey gox bi sa xam-xam des na maanaam ak maire yi nga xam ne ñoom lañ fiy fal bëgg nañu waxtaan ak ñoom ci lu nga xam ne mën nañ ci boole suñu doole ba dëkk yëpp gis ci seen bopp donc loolu bokk na ci suñuy vision kon tey yemuñu suñu commune dañu nekk ci commune de Médina Sabakh waaye bëgg nañ ko romb sax ba yegg ci département bi ak ñi nga xam ne ki nga xam ne moom la yàlla di dénk conseil départemental bi candidat yi bëri nañu ñun wala département bu nekk bëggoon a am ku mel ni Ali Mané bu mat Sénégal jotee ñuy toog man ak moom donc tey kooku amuma benn problème liggéey ak moom muy Baraam muy Badiane Sele muy Njoogu muy Amat ak ñeneen bugguma kenn gëmloo leen loolu li fi xewoo fi bëri mais konoon romb nañu fii tey jii nag moo tax ñu xamal leen loolu bu ñu kenn gëmal ne dañu am benn problème ak Ali Mané nous n'avons aucun problème avec lui et nous n'avons pas exclu de travailler avec lui mais nag wax dëgg fa yàlla nit ki looy dugg dalay leer mu day sa xel campagne bi des na ñu ngi xool candidat yëpp ànd ku ñëw kenn waaye ku ñu xeex la loolu lañ bëgg a xamal leader yëpp donc tey ak sunu programme bii di liggéeykat yi nañu xam ne tey jii nii avec liggéeykat yi c'est la population qui gagne la responsabilité au maire le pouvoir aux citoyens maire bi mooy responsabilité citoyens yi ñoo yor pouvoir bi loolu moo nekkoon suñu programme bi nga xam ne dinañ ko tas dinañ ko jox Ngoyane TV dinañ ko jox Sangap dinañ ko jox Ndiba jox ko ñeneen ñu tas ko mu leer ci bopp yi ñu leen di gërëm di leen xamal ne lii coalition bi laa doon wax seen tur responsable yi fi nekkal dinañu jël kàddu ci lu gaaw après suñu paree ñu jël suñu discours politique tëj xam naa kon ñu ngi fi waat ci lu tolleeg genn wàllu waxtu rek kon ñu bàyyi suñu kii ñu jël yeggali. waaye Ibrahima ma ne dafa am lu nga xam ne ma yeggali parce que gars yi dañ ma fàtte peut-être dama ko lire ci français te liiruma ko ci olof mais nag ñi fi nekk ñëpp xam nañ man fan laa teg ci suma politique wàllum yoon ndax dama naan fii kuñ fi fal maire nga réussir fi lu dul lu jinne te wàllum yoon réussir oo ko fii da ngay échoué lu fi nit def lu mu rëy te defoo fi yoon Médoune Camara borom yoon yi moom defaloo ko fi dara ci wàllum santé dinañ fexe ba jafe-jafe yoon jéem na nit ñi ciy jéem dinañ ko fexe lu état mën a andi ak lu nga xam ne dafa nekk matériel bu ñu am ba jafe-jafe yoon ñu réglé ko ci gox bi dem nañ ci dëkk yëpp xam nañ lu dëkk yëpp di daj ci wàllum yoon dinañ fexe ba jafe-jafe yooyu noonu ñu réglé ko dinañ ci jéem beneen bi ci ginnaaw tuuti dama doon wax ne fu tension jaar courant mën na fa wàcc tey nag kii di président Macky Sall nee na dafa bëgg dëkk yëpp am courant tey jii mu ci jéem ay jéego ñun dinañ fexe ba jéego yooyu noonu tey ñu gën cee yokk ndax li fi yegg nii dafa yéex ñàkk njiir ñu mën a taxawu la mais tey lii di PUDC premier plan ba 18 villages la joxoon fii nii waaye su fekkente ne sa loxo guddul wala xamoo fan ngay jaar état tey da ngay xam état di liggéey ci état xam te ka ngay jaar pour laqati andi. tey fekkente ne loolu xamoo ko doo laqati te luñ nar andi sa commune ku mën a laqati ko yóbbu ko commune tey jii nii dinañu fexe ba dëkk yëpp am courant dëkk yi nga xam ne wàll gii ñoo am courant Ndiba wàll gii amuñ courant dinañ fexe mu am Kër Ngadan la même chose dinañ fexe ba dëkk yi nga xam ne tey tamit am nañu courant ñu fexe ba courant bi yegg fu nekk donc tey loolu dinañ ci jéem fu mel ni Payoma ak dëkk yëpp nga xam ne moo ko Bamba dañuy. kon ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax mbokk groupe Mbarok ñu ngi woon fii ci Médina Sabakh ba léegi programme bi bu ñu continué comme ni ñoom li nga xam ne Ibrahima Niang wax na ko fii ci wàllu programme yoo xam ne war na ko fi amal nga xam ne bu ko ndaw ñi bu ci su toog ma ko rek dinañ xam ban tànk la ñuy dëgg ngir liggéey Médina Sabakh
programme bi jeexagul des na dafa ñëwoon ci programme bi mu defee li nga xam ne mooy programme am ñun ñëpp d'accord nañ ne programme bi Ibrahima teg bu am solo la te dajale na dëkk yi nga xam ne ñoom ñëpp Médina Sabakh yëpp jëlee fu ne délégation ñu nekk ci arrondissement Médina Sabakh ñu dëkk ci commune bi yëpp dajale fii ci Médina Sabakh ñëpp jël ay car déplacé fu ne ay moyens yu am solo ñu ñëw fii ngir ñu présenté ay candidat jamono ñi nag fi ñu nekk nii ku ne Médina Sabakh ne dëkku Mboyaan moo waral ñu bëri na coow yu bëri na fi mu ne nii ñu ngi nii gis ambiance bi jëlal ma ambiance bi jëlal ma ambiance mu ngi noonu jërëjëf liggéey bu am solo bi liggéey bu am solo bi mu ngi koy amal fii ci Médina Sabakh tey jëlee la altine le 10 janvier atum 2022 fii ci Médina Sabakh daal amat ñu ngi lay wax ne alhamdulilah Ibrahima Niang ak liggéeykat yi buñ ko waxee ne ndaw ñi la ku ko wax nag ku ko wax tudd ndaw ñi ndax moom ndaw la loo xam ne fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee jamono yi nag ñu ngi seen mbir ci changement yëpp